salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu sunu mbokku waa commune de Yoff ñun seen doom seen jarbaat seen mag pour ñenn ñi ñoo dikk tey ci turu coalition defar sa gox bu Yoff bëgg wax ak yéen tuuti ci li nga xam ni ci la ñu jublu te mu concerné ñu ñun ñëpp comme ni ngeen ko xamee weeru janvier bii ñëw bu amee ñaar fukki fan ak ñett dinañu jublu ci yeesalaat ñi nga xam ni ñoom la ñu dénkoon ñu war ñu yoral lu jëm ci li yéwénal sunu dund ci niñ ko mën a waxee wax bu gàtt ñun waa commune de Yoff loolu nag ñu ngi ko jële ci tànneef gu suñu réew def ci wax ni mu bëgg a doxale mooy suñuy activité wu réew dañ ko bëgg a teg ci lu ñuy tuddee décentralisation mooy dénkaane walla delloo ay sañ-sañ ak ay man-man ak ay am-am dañ koy delloo askan wi pour lépp lu jëm ci seeni soxla ak seeni mébét ñoom ñu saytul ko seen bopp. loolu état bi mu ci defee option daanaka ñu ngi jëm ci ñetteeli jéego bi nag li ko màndargaal mooy dañoo yokk doole jooju nga xam ni ak sañ-sañ ak man-man moom la ñu delloowaat askan wi waaye aussi may leen lépp loo xam ni ay pexe la yu état di def ñu di ko tudd politique publique ñu ne may nañu ku nekk waajal sa bopp ba lépp loo xam ne mën nga ko ci taataan ci waajal googu nga taataan ko ci mooy li ñu tudde territorialisation des politiques publiques yamuñu ci loolu su jëkkaan suñuy fal dañuy fal rek équipe dañuy fal groupe boobu bu ñu demee ñooy tànn ci ñoom kan mooy nekk ndey ji réew ji waaye ñu ni pour yëf yi gën a mën a jegeñ nit ki ak citoyen bi léegi képp kuy dem di tànni di nga xam ña nga tànn kan moo ci nekk jëwriñ ji donc muy lu bees yooyu yëpp nag la mu undu gannaaw sañ-sañ yooyu ñu dénkaane wax ni delloo nañ leen lépp luy seeni mbir delloo nañ leen ci seen cëggal guy seet leen na mu leen arrangé ngeen tëre la ko noonu la ngeen ca war a def aussi na ngeen koy war a doxale ci gestion ba bu ñu ci kenn laajati nguur ne bu ko ci kenn laajati waaye mu am ñetteel bu am solo mooy nañu fexe ba lépp ñi ngeen falit lépp lu ñu laa defati nañu ñëw diisoo ak yéen muy consultation citoyenne walla concertation yooyu nag booy seet sañ-sañ yooyu yëpp ak itam valeur yi nga xam ni moom la àndal ci valeuru démocratie ci valeuru équité muy ñëpp yam ci justice sociale ñëpp yamle ci ak itam may ku nekk bu ci amee xalaat mu wax ko bu ci amee lu ko jaaxal mu wax ko waaye itam li ñuy tudde les bienfaits meññantam jëf yooyu ci kii bi ñëpp yam ci pour que les bienfaits de la décentralisation wala du développement local ñëpp yam ci ñëpp jariñoo ko loolu nag dafa tax li ñu jëm du affaire caaxaan lu sérieux la parce que tànn la te dañuy wax ne tànn ñaar rekk ci mën a am jóge fi yëkkatiku dem ba sa kaw walla jóge fi derteerlu daanu ba ci suuf te mooy boo tànnee seetuloo bu baax li ngay tànn lan la dañu war a tànn ñu dénk suñu njàngam doom tànn ñu dénk suñu wér-gi-yaram tànn ñu dénk suñu ñoŋ ni ñu war a ñoŋale suñu dëkkuwaay tànn ñu dénk naka la ñu mën a sàmme li nu yàlla may ci ressources naturelles tànn yooyu état delloo nañu ci juróom-ñeenti tànn ñuy tudd compétence transférée mais aussi da ci boole beneen 10e compétence te état dane même man mi mébét yi may am yëpp pour yokk koom-koom yokk ak caada ak cosaan ak yokk ak dund gu rafet bu ngeen fa tolloo te soxla ko donte bokkul ci yi ma transféré am ngañ sañ-sañu woo ma ci man ak samay ndaw pour que ñu jàppale leen ci loolu mooy territorialisation des politiques publiques loolu liñ ci jublu
mooy dañu bëgg gox bu nekk bu fexee ba dundam dëkkam dund viabilité la ñuy wax dund nekk dëkkam dund faju fa feebar faju fa yomb feebar fa jafeñ ndax am na fa organisation bu tax feebar di fa jafeñ ñu dugg te bu fa duggee faj ko yomb élan boobu àndandoo boobu jog boobu nga xam ni moom la ñëkk a dëkk jog natt seen doole xam fan la seen néew doole féete seen askan seen territoire seen gox lan mooy fay kattan gu ñu mën a développer loolu mooy soleil décentralisation loolu mooy soleil élection yi ñu jëm moo tax du affaire benn nit affaire waa Yoff la enjeu yi enjeu Yoff waa la défi Yoff la ànd gi ñi mu concerné waa Yoff lañ bu ñu waxee waa Yoff nag commune bi yëpp la doole jiñ ko war a jafe doole Yoff la wala seeni pexe du loo xam ne daf nu jéggi enjeux yi ci am yëpp c'est des enjeux locaux de mobilisation sociale d'engagement citoyen d'implication citoyenne de concertation waxtaan de consultation diisoo de contractualisation dem ba ñu am àndandoo lu ñu jubboo te mooy bu ñu waree defi programme oote assise bu mag a mag a mag oote assise bu mag ñu càmbar waaye luy suñu doole luy suñu kàttan ak luy suñu néew doole lan lañ am ak lañ amagul lan mooy farata ak lu nekkul farata loolu mooy soleil élection yi ñu jëm ala kulli xaal nag ay nit ñu fi dëkk aussi ku fi dëkkul sañoo ko ku dëkk Grand Yoff sañoo ko ñi fi dëkk lañ wax ni ku bëgg ñu dénk la yaay organiser wu xool ñi nga àndal ut programme wax nit ñi buñ la dénkee loo ci fas yéene def ñun nag ñu ngi tudd defar sa gox coalition lañ defar sa gox ñi ko seq mooy ñu ñuy wax déclic citoyen ñooñu duñ parti politique ak benn parti politique bu mag bu ñuy wax AFP ak beneen parti politique bu mag bu ñuy wax BDS bi ngeen xam bu président Mamadou Diop yàlla na yàlla yokk leeram ak itam beneen kuréel bu mag bu tudd jëmmal sa gox bu nekk ci cité nouvelle yi ak yeneeni kuréel yu nekk biir Yoff ñun ñoo ànd ne dañuy ñëw dagaan na ngeen dénk ñu pour que fi ñu jëm ci yoral leen naka la ñuy yore Yoff pour que proposer leen lu tax su leen doyee ngeen dénk ñu ko li ñu ci engagé nag mooy dañu seetlu ne au lieu que ñu ne fi di defar lu nit ñi ñu gisee duñu tàccoo te li suñuy doom soxla ak suñuy jigéen ak suñuy mag ak suñuy ndaw nekkuñu ci au lieu que ñuy dem di plaire ñeneen ñi di def lu tax ñeneen ñi kontaan Yoff day changer na visage te boo duggee ci biir mag ñi duñu faju kenn du leen occupé moo tax ñun li ñu gën a opté mooy attaquer véritable problème sociaux yi nga xam ni moom la waa Yoff am en termes de santé en termes d'éducation pour les enfants en termes de de capacitation de nos femmes di nga gis toujours jigéen ñi 4 heures du matin ku yeewu gis nga leen ku yorul pañe yaa ngi yor siwo ñi jaar marché Castor ñi jaar beneen marché ñi jaar géej ñooñu bu fekkente ne yombal nañ leen jumtukaay gi tax seen liggéey baax mooy ñu accéder ak crédit te ñun yaakaar naa ne Yoff am na ci expérience bu mag ci wàll googu ñu yaakaar ne war nañ leen ko mën a yombal mag ñi au lieu que ñuy retraité dem toog ñu utal leen ay cadre de concertation yoo xam ni ñun dañ leen bëgg a dénk li nga xam ni bu amul ci gox-goxaat dina jafañ mooy li ñuy tudde contact social nit ñi il faut que ñu di leen permettre ñuy daje lu bari parce que koo yàgg dajal su yàggee di nga ko miin su yàggee di nga ko xam donte bokku leen làkk donte bokku leen diine waaye aussi ñu nekkaale ay référence pour ndaw ñi di nga gis xale fii mu jàng ba am baccalauréat nga ñëw ne ko loo bëgg a def benn métier mu ne la xamaguma ku yàgg discuter xale yi di nga ko gis mais loolu bu jëkkoon te da nga daan gis bu jëkkoon da ngay gis xale bi muy nekk école primaire lay wax ne man nangam laa bëgg a doon boo ko laajee lu bëgg a doon mu ne enseignant wala médecin c'est parce que gis na ci mag ñi nekkoon ci wetam koo xam ne daf ko idéaliser daf ko def référence kooku bu nekkoon médecin mbaa mu nekk enseignant
te man ñi ma gisoon ñëpp ñu ne yooyu lañ bëggoon dañ mujj a nekk ji enseignant pour walla leen ndaw aussi ki muy gis di ko naw rek bu attention couteau à double tranchant la bu dee borom xam-xam moom xale bi dina def ba mu bu dee ku sàggan comme man it xale bi dina foog ne loolu mooy àdduna loolu lay roy ji ñu fexe ba jël mag ñooñu valoriser leen mettre leen en contact ak xale yi dañuy organiser espace yi pour que ce contact social di am pour que xale yi di ut ay références yi ñu dëkkal pour que dina leen forger pour que ñu am mébét dafa bokk ci li ñuy tuddee ci suñu orientation développement capital humain moo tax dañ bëgg a agir ci santé ci li ñu tuddee riposte ak réponse parce que ñaar yi bokkul wér-gi-yaram dafa laaj une réponse loolu communauté yi ñoo ko moom c'est-à-dire ñu organiser suñuy quartier par les comités de gestion de quartier teel a commencé prise en charge des affaires sanitaires ci niveau quartier yi bu laajee riposte nag mooy bu feebar ñëwee ba toog naka la ñuy def ba du fa gaaw a yàgg loolu nañuy def mooy agir ci plateau technique yu hôpital yi poste de santé yi et même armé waat ñi ñu tudde bàjjenu gox ak relais communautaire yi moo tax dañu bëgg a agir bu baax a baax ci wàllu wér-gi-yaram ci wàllu culture ak caada mooy occasion yu mag a mag yi nga xam ne mooy dajale askan wi pour que li ñu waxoon sànq am mooy ñoom ñu gën di xamante mais également agir ci sport ak loisir pour ndaw ñi waaye aussi fexe ba wàllu formation professionnelle liggéey dina am mais xale yi amuñu métier jàngaluñu leen lu tax ñu liggéey loolu te métier yi du fi jeex wàllu numérique rek yi ngay gis nii ay internet TIC li ci nekk ci liggéey du jeex wàllu caméra ak rajo yi ngay gis nii ak photographie li ci nekk ci métier du jeex même wàllu géej li ci nekk ci métier du jeex mais bu xale bi mënul boobu métier dem ba màgg liggéey jot ñu ne ko kaay liggéey naka la koy liggéey donc formation professionnelle loolu gis naa ñuy wax ay centre d'incubation mais du centre d'incubation yuy jàngale nu ñuy defee buy jus ak nu ñuy defee bisaab jus centre d'incubation yu wér lay doon yoo xam ne dina fa dugg a génn nekk mécanicien mbaa mu génn fa am nekk tailleur mbaa mu génn fa mu dugg fa génn nekk menuisier yooyu lu mën a nekk la jouer aussi sur le partenariat public privé mais jouer aussi ci coopération décentralisée moo tax ñuy lancer appel waa diaspora bi ñi dëkk suñu commune te nekk dans la diaspora pour wan leen ne mën nañ indi apport bu rëy a rëy jouer ay rôle yu mag a mag ci diggante lu séyale lu takkante Yoff ak yeneen communauté yi donc ci ñun defar sa gox dañu proposer ñetti axe programmatique mooy développer le capital humain mais également attaquer ci amélioration cadre de vie ni ñu dëkkee loolu war nañ di ko seet parce que ñaare ni nga dëkkee source problème rek lay doon bu indiwul ñàkk wér mën na indi aussi promiscuité boo xam ne la siy juddu moo tax yooyu yëpp dañ ko war di toppatoo ba ca des nag mooy li nga xam ne mooy suñu cadre naturel géej gi ñu am nga xam ne tey jii li fay déversé wu ci ay ndox yu bon te plage bi rek li mu mën a jural ndaw ñi ci wàllu liggéey mën ko jural mag ñi ci wér-gi-yaram ak épanouissement ñëpp xam nañ njariñu géej te ñun Yoff dañu bokk ci ñi nga xam ne am nañ presque 2 kilomètres de plage boo xam ne tey bu ñu yitte woon cet ga fa nekk yitte woon nag ngay koy organiser yow ak yan activité lañ fa mën def loolu dañ yaakaar ne ku ñu dénk gox-goxaat loolu war nga ko jël à bras le corps sans compter sites yi nga xam ne ñu ngi fi nekk ay sites de repos ku ne xamoon na Tiib ku ne xamoon na Xet ba xam Waraar mais lan lañ def pour valoriser loolu pour que au moins mu mën a nekk source liggéey ak source d'épanouissement ñetti action yooyu lañ tànn pour def suñu programme waaye aussi ak benn tëralin li ñuy def dañu bëgg mu nekk lu participatif te mooy li ñuy wax gouvernance mooy respecter loi yi tëral li ngay def mais également mooy fexe ba bu ko xam yow rek bu ko mën yow rek bu ko sañ yow rek dañu bëgg li ñu jàpp ne moo ñu mën a génne ci rawante bu dagan bi nga xam ne moom la commune yi war a rawante ngir Sénégal jëm kanam buñ ci jëkkee réussir ñun ñëpp ñu xam ko ñun ñëpp ñu man ko ñun ñëpp ñu sañ ko dinañ bokk ci peloton yi jiitu pour contribuer pour Sénégal émergent bi ñëpp di wax
loolu nag ñun la concerné ñun waa Yoff ñoo war a tànn gi nag dafa war a tegu ci programme bi aussi dafa war a tegu ci compétence yi ñu la transféré te dama ne boo ko seetloo ba ci biir dara génn ci lépp mu ngi ci biir mbiri développement local la développement local nag tekkiwul impérativement développement localité bi du baat booy tudd rek mu dem ci développement localité bi développement local tërëlin la ay feem la ay àndandoo la ay dajaloo la ay jogandoo la ay xalaatandoo la ay séddoo xalaat séddoo expérience donc c'est une mise en osmose des compétences des intentions des imaginations des initiatives collectives pour un travail collectif boo xam ne personne ne doit être de trop personne ne doit être de trop, ce doit être l'affaire de tout le monde loolu moo tax ñun coalition ñu am fitu ñëw na daal li ñu gis ñu ngi leen di proposer suñu programme bi nag képp ku ñëw di leen ko laaj di war na leen wan lii mooy yéene ak yoon ak pexe yi nga bëgg a tëral suñ la dénkee foo jaar ba xam lan mooy mébétu askan wi ak seeni bëgg-bëgg ak noo koy defee pour nga ànd si lii mooy suñu programme ñu ngi leen koy proposer lii itam mooy bulletin bi nga xam mooy suñu bulletin wu coalition ku ñu bëgg a voteel boo demee ba sa urne ba boo demee bay tànn bulletin bi ngay tànn lem ko lem bu jekk def ko ci enveloppe bu jekk dugal ko ca urne ba mooy jàpp ne man kat tànn naa dénk waa coalition defar sa gox pour que ñu yoral ma samay mébét ak samay soxla te di ma boole ci naka lañ koy defee te di ma rendre compte di ma wax fuñ ci toll ma di ci wax sama xalaat lii daal ci mbokk yi mooy li ñu leen bëggoon a indil tey di leen baamu ne ci lu sérieux lañ jëm du affaire yu caaxaan du affaire yu fo du affaire yu yaama neex dañuy dénkaane suñu yëfi dund la ñu war a ut ñuñ ko dénk ñooñu ñu koy dénk duñu buur duñu bumi du ñuñ ko war a dénk après dootuñu leen gis wala buñ leen oyee duñ leen jot wala buñ dajeex ñoom ci oto lañ dugg di dem di doxi seeni soxla yu xamul yan la ñiñ ko war a dénk ay nit lañ yoo xam ne foo jàdd gis leen soo leen soxlaa jot leen soo leen woowee jot leen soo amee soxla mën leen ko wax boo amee sax xalaat bu juyoog li ñuy doxal te yaa leen ko dénkoon nga sañ leen a mën a wax ne li ngeen di def kat du li ñu waxante woon ñun nag coalition boobu engagement lañ jël ci wax ne bu ngeen ñu defee confiance li ñu leen wax virgule du ci dañ ci kàttanu yàlla di leen ziyaara di leen seet di seet njaboot gi di leen bàllu àq ci wax ji lu ci dëng ngeen jéggal ñu ko asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu